salaamaaleykum mbokku Koungheul ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Aujourd'hui on est là dans le cadre de la plateforme pour la défense des intérêts de Koungheul. La plateforme pour la défense des intérêts de Koungheul benn plateforme la boo xamante ne ay ndaw Koungheul ñoo ko taxawal récemment et dont objectif bi benn kese la muy xeex pour Koungheul. Parce que li ko jug yëkkati nag leen rek la mooy dañoo gis ne Koungheul bëri na ay leader politique yooyu bëri nañ ñu leen di défendre mais amul kenn kuy défendre Koungheul moom kese mu am ay xeex yu bëri yoo xam ne day interpeller Koungheul ñu gis kenn ku ko porté et loolu moo waral ay jeunes yu dëkk ci dëkk bi bokkuñu fenn pour la plupart mais am nañ ay nit ci ñun ay nit yoo xam ne bokk nañ ci ay parti politique dañ koy préciser ñu ne nañu jug pour porter ces combats là ces luttes là yi nga xamante ne ñi ngi interpeller Koungheul te kenn porté wu ko ci loolu ñu lancé 10 commandements li nga xamante ne nii dañu jàpp ne loolu suñ ko defee dina bokk ci li nga xamante ne day changer Koungheul mais li nga xamante ne moo gën a urgent mooy yenn xeex yi nga xamante ne mi ngi interpeller Koungheul dès maintenant comme ça ni présentement comme ça yooyu bokk na ci foncier Koungheul bi bokk na ci problème mu stade bi nga xamante ne ñi ngi xaar ñu livré ko depuis lors ci problème mu stade boobu déjà dañuy préciser que ne suñu plateforme dinañu saisir incessamment dinañu saisir l'autorité des marchés publics pour bind ko pour mu wax ñu carrément lan moo nekk le problème au niveau de lan moo nekk problème ci stade bi parce que réhabilitation amul fenn ci àdduna réhabilitation mënul def 4 ans donc suñu gisee yu mel noonu essayé nañu ñun à notre niveau waxtaan ak mairie bi mënuñu fexe depuis lors ñu am li nga xamante ne mooy réponse donc dinañu dem porter combat bi à ce niveau là. L'autre chose mooy que ne Koungheul dañuy dem d'ici quelques mois j'allais dire vers des élections locales et que loolu bokk na ci li nga xamante ne ci suñu ay objectif la bokk li nga xamante ne moo ñu tax a jóg ñun ci benn ci objectif yi je veux dire mooy que ne Koungheul am maire bi nga xamante ne moo gën ci moom. Comment ñun en tant que plateforme li ñuy def mooy dinañu fexe que candidat bu nga xamante ne nii nee nga bëgg nga diriger Koungheul nga am programme ci programme yooyu lañ nar a sukkandiku ñun pour mën a xam kan la ñuy jàppale. parce que ci li nga xamante ne lépp li nga xamante ne moo nekk ci mbir mi du ñu ko mën a wax mais ñu résumé ko pour dem ci suñu page Facebook wala suñu page Twitter di nga gis lépp lu concerné plateforme bi di nga ci xam li ñu ci bëgg a xam yëpp par rapport à ça donc mënuñu guddal wax bi trop donc loolu moo nekkoon appel bi di wax képp koo xamante ne doomu Koungheul nga te Koungheul moo la ñor nga ñëw rejoindre cette plateforme là ñu xeex pour Koungheul kese amuñu parti politique amuñu leader politique suñu leader mooy Koungheul suñu parti mooy Koungheul ñu ngi leen di sant di leen gërëm. si biir ci loolu la ñuy laaj ñu xam dañu amoon parti politique ak ay leader politique bëgg nga bokk ci mouvement bi est-ce que ñoom dañu mën a intégré wu parce que bëgguñu bàyyi seen leader ku bëgg développement Koungheul ñu bokk. waaw c'est très simple képp ku mënuñu wax Koungheul ba pare di exclure benn partie des Koungheullois. donc suñu nee Koungheul pour ñun dañu war a boole képp ku dëkk Koungheul. ñi nga xamante ne dañu yàlla dafa def ñu nekk suñu ay frères suñu ay sœurs ñu bokk ci ay parti politique aussi mënuñu leen exclure donc ce qu'on va faire mooy que ne képp koo xamante ne Koungheul nga dëkk te Koungheul intéressé la tu es la bienvenue mën nga ñëw nga bokk ci organisation bi. mais li nga xamante ne mooy instance de décision bi muy suñu comité directeur loolu ñi tënk mbir mi bi ñu waxtaanee dañ naan dañuy fexe ba nga xamante ne comité directeur bi les politiques duñu ci bokk. donc comme ni ma ko waxee léegi may daane am na lu bëri loo xamante ne mënuñu ko wax ci benn déclaration vidéo 3 minutes 5 minutes mais pour dugg ci suñu page sur les réseaux sociaux lépp lu nga xamante ne bëgg nga ko xam sur la plateforme bi ñu ko xam. chaise bi Koungheul fii tey ku bëggoon a xam CEDIC pour bëgg saa dem fan lay dem ci Koungheul fii. bon pour le moment ñi ngi structurer la plateforme li ñu doon bañ mooy structurer une plateforme ba pare doo ko wax nit ñi ñu ñëw. donc bu ko defee nit ñi ñenn ñi dañuy jàpp ne da ngeen a def li ngeen def ba pare. doog ñu woo. donc moo tax ñu ne nañu bàyyi ba nga xamante ne yaatal nañ ba doomu Koungheul yi nga xamante ne mbir mi ñor na leen ñëpp ñu ñëw bokk ci mbir yi ba pare ñu doog a structuré xam kan mooy nekk fii nii kan mooy nekk fële. ok question bi am na ñu wax bi ko di génnee premier jour bi nee nañ dañu laaj candidat yi seen programme bu ñu gis Sénégal la plupart bu leen ñu joxe seen programme yéen bu ngeen leen woote ne ëllëg candidat bi mën nga fi ko nekk. est-ce que ndax yéen loolu noonu tey ngeen xal ba pare mu toog fi mu ne dem benn programme bi voilà donc loolu benn point la rek ci PEDIC benn point la rek ci plateforme bi muy point bi nga xam ne moo concerne élection locale yi ñuy jublu parce que dañuy jàpp ne dafa yomb trop nga ne da nga bëgg a jiite dëkk bi nga jógee fële rek ñëw li sa xaalis distribuer rek ñu fal la donc ñu ne pour loolu ñu jeex une bonne fois à Koungheul ñu ne nañu fexe ñun
def de sorte que ñi nga xamante ne ñoo bëgg a nekk candidat pour jiite ñun les Koungheul wax ñooñu dañ fexe ba ñu mën a joxe benn programme. loolu mooy lan dinañu dem vers ñoom wax leen ku ci nekk lan nga ñuy proposer comme programme pour parce que da nga bëgg a jiite Koungheul ñooñu ñëpp suñu joxee li nga xamante ne mooy seen programme ñun en tant que plateforme et sur des bases scientifiques comme ni ñu ko expliqué suñu appel dinañu gëstu pour xam ban moo ci gën suñu gëstoo ba xam ban moo ci gën ñu choisir boobu noonu boobu ñu choisir aussi dinañu demaat vers ki ñu choisir pour wax ko ne yow lañ choisir mais pour ñu jàppale la lii mooy condition yi condition yooyu yëpp nag dañ koy teg ci intérêt Koungheul pour ñu jàppale la lii mooy condition yi condition yooyu boo ci xoolee 10 conditions la comme ni ñu ko listé ku ko respecté xayrun su fekkee respecté wu ko aussi ñun dinañ entamé waat lutte bi même bu ko jaree benn fan après buñ ko éliré ñu commencé waat xeex bi pour que loolu nga xamante ne moom la wax ne signé ko ak ñun que ne dina ko respecté mu respecté ko. je crois que mooy gën a sax ñun bi. jërëjëf.